asalaamaaleykum sama mbokk yi tey nag ñoo ngi woon si inauguration sunu boutique bi boutique sunu jigéen ñu ngi koy wax Dieynaba boutique bi moo ngi tudd Ramastaay Ramastaay nag soo ko gisee mu tuddee ko Ramastaay turu yaay la jël rek tuddee ko ndax bëggu yaayam day saan tey nag ñoo ngi fii ak xaritam yi doomu ndeyam meeg ñëpp tey fii nii maa benn yaayam lañ koy wax sax mu ngi tudd Awataal tey nag ñu koy laajte tey noo gisee tey inauguration boutique bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di gërëm Dieynaba di nuyu Dieynaba inauguration bi du ñu def lu dul di ko rafetlu parce que Dieynaba baax na yaru na tey na xale bu réglé la bëgg na ñëpp Dieynaba ku ma gis yéene na la jàmm moo tax bésam bi nii rek la mën a mel duñ def di ko gërëm di ko ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm te yàlla may ko fan wu gudd ak wér gi yaram boutique bii yàlla nañ mu nekk yeneen boutique te yàlla yombalal ko muy dem bay dem di ñëw yàlla may ko jëkkër ju baax na ci ko antan ñu parce que xale bu baax la xale bu yaru la ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér yàlla na ko yàlla defal jàmm te yàlla loolu ko sutura defal ko cat wasalaam jàmm rek lay am. waaw maa noo gisee inauguration di jënd marchandise yi mu ngi nii nag ma ngi nii waaw ñu ma Aïs. Bon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp it di ñaanal Dieynaba di ko ñaanal gudd fan ak wér d'abord. di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaan boutique bi tamit mu doon ay boutique comme ni ko Awa waxee yàlla defal ko jàmm defal ko ci xéwal bu bëree bëri nag muy dama ko ñëw di indi yeneen i affaire yeneen yu dàq yi ba pare ñaanal ko yàlla tamit mu may ko jëkkër ju baax ju gën ci moom ju ko mën yotte yërëm ko incha allah yàlla na ko yàlla def ndax baax na kii na nu mu tëdd sax yëg na nit ñi am na jàmm ak nit ñi wax dëgg yàlla sama rakku bopp la nag kooku moom sama rakku bopp la ku ma laaj nag ma wax ci moom dinaa ci wax waaw ndax kontaan naa ci moom trop nag wax dëgg yàlla na ko yàlla lafal cat te defal ko ci jàmm ak salaam wasalaam. Je m'appelle Abida Silva, je suis bissau-guinéenne. En fait, franchement parler, je n'ai rien à dire par rapport à Dieynaba. Je le connais après 5 jours derrière. C'est comme si que je le connais 2 ans. Franchement parler, elle est une personne trop gentille, je ne peux pas dire très, mais trop gentille, comme vous voyez comme ça. Et toutes ses sœurs m'accueillir, donc ça m'a touchée. Franchement parler, je n'ai aucun mot à part de le remercier, que ses affaires avancent chaque jour, que tout ce qu'elle cherche, elle cherche du moins dans sa vie, qu'elle le reçoit par la grâce de Dieu. Que Dieu le bénisse à côté de toute sa famille. Et qu'elle a la paix et la santé pour tout le monde. Amin, merci. ba tey nag ñoo ngi si inauguration bi ba tey ñoo ngi si inauguration bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla Dieynaba moom bu ñuy wax si moom duñu fi jógee ko ndax xale bu jox nit respect la xale bu yaru la xale bu baax la ñu ngi koy ñaanal yàlla nag lii mu ubbi yal na ko jig ak jàmm ci barke Seydina Mohamed man lu tax ma gën ko miin sax si Anta laa ko gënee miin waaye moom boo ko xamee rek di nga xam ne nitu kese la wax dëgg yàlla xale bu jox nit cër la maa ngi koy ñaanal yàlla jàmm yàlla li mu bëgg daal yal na ko yeggali si jàmm ak salaam merci maa ngi koy ñaanal yàlla jàmm. ba tey tamit de ñoo ngi si inauguration bi de pare guñ de ndax affaire dafay du yomb du leen may dara tey Dieynaba moo aye borom Ramastaay ñu ñëw nag kii mooy sunu gaynde gi ñemewu ma ko nag de ñemewu ma ko nag dara ñu lay wax rek Awa Ndiaye tey noo gisee inauguration bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di wax ci Dieynaba nag xale bu yaru xale bu baax xale bi loxoom set mun a bokk ak i mag ndax ba ma ko xamee ba tey sans façon benn kanam gi rek lay wane musul changer benn yoon dafa dëgg neex yàlla mention spéciale rek laay wax ci moom di ko ñaanal nag butikam bii yàlla na mel ni Serigne Touba ni mu tabaxee ni mu defaree Touba yàlla na law ne jumaa Touba ci barke Seydina Muhammad di ko ñaanal yàlla musal ko ci cat seytaane ak musiba ak balaa pexeeb noonu déegu ñaa gàtt fan musal ko lépp ci lu ndok te xam ne xale moom buy soog a commencé mag ñaa cay jàpp di ko ñaanal yàlla may ko borom këru jàmm ak salaam ku ko mën a yor ci barke Seydina Muhammad di ko ñaanal ci butikam bi lu am lu fi bëri rek yàlla na barke te lu mu fi jaay rek yàlla na barke ci moom ci barke Nabi Mustafa ndax bëgg sa yaay weesuwul lii am sa buti mu ko tuddee neneen def sa ay fashion waa nga def sa neneen mais tuddee ko sa yaay loolu dara fay ko waaye yaayam ji mu bëgg rek
lépp lu mu teg fii dina jël ndax bëgg sa yaay weesuwul lii di ko ñaanal rek gudd fan ak wérle mu mottale sagoom yàlla mu ko ci seytaane musoo ko ci mag ñi mel ni man nga xam ne yor rek lañuy dox bëgguñu benn xale bu jëm kanam bëgguñu benn xale bu avancé laf cat rek laa koy ñaan yàlla na koy cat seexlu ni nit di seexloo mbalit mention spéciale à Dieynaba Thiam sama rakku xol bi borom xolu frigidaire bi borom xolu congélateur bi borom xolu climatiseur bi jàmm rek. waaw kooku moo doon Awa Ndiaye sunu gaynde bi ñun moom du la may dara yaa am gën a xam ba tey nag gis nga de affaire yu baax yi yëpp fii la xewee fii mooy ramastaay am na lii yëpp robe yaa ngi nii ku bëgg dem soirée et tout tu vois xam na affaire yaa ngi nii saag yaa ngi nii tamit nice lépp baax fii mooy ramastaay affaire yu baax yaa ngi nii xam nga ñu demaat ba tey nag dañuy dem nag am na koo xam ne moom du ma ko may dara moom mooy góor ramastaay kii mooy sunu artiste bi kii mooy Paco. di wax na ci mook Anta diggante mook Anta seen ànd yal na yàgg. amiin ndax moom foo ko gis ak Anta rek ñoom ñaar benn la yal na yàlla fa cat. amiin sama jéeg ju baax jooju. amiin Anta Diagne sama jéeg bu baax boo jéeg jàmm ak njëriñ sëy si wu fi rek di jaxase ay jëkkëram ak ay jigéenam ak waa koñ bi macha allah mention spéciale montre yi baax na ñoo bokk heure moo tax nga mën a ànd ak moom du dëgg waaw. waa nag comme nu mu la koy waxee kii góoru ramastaay la waaw kii mooy Duruxu lañ koy woowee Duruxu sunu star bi Paco alias Duruxu moo ngi nii waaw ñu lay nax nag noo gisee tey inauguration bi. non dañ siy kontaan trop trop parce que suñu jigéen la suñu doomu ndey la te lépp loo gisee si baa lay commencé tey jii nag lii mu def nii dañ koy ñaanal ay magasin muy dem di ñëw toog si bureau ñu koy gérer suñu jigéen la yëg nañu ku oyof la lépp bañ nekkee xale ñooy ànd malgré moom magam ñu ay magam lañu sax ñooy ànd ak magam mais dafa am benn cër boo xam ne lu naan xale bu loo xam setee mën na bokk ko ay mag Dieynaba looloo ko dal tey nii ñun ñëpp kenn amul jot mais tey dañuy bàyyi suñu yite yëpp ñëw ngir moom parce que fii ku la yàppaloo moo la fees loo Dieynaba nag dañ koy wax si kanam rawali bët xaaral ma naan ndox léegi ñëwaat waa ngi doog a ñëw kooku waaw moo doon Paco moom doon Paco di nit ku baax si Dieynaba waa dañuy dem nag xool waa groupe Ascof ñoo ngi nii borom marché yu baax yi kaay moom la bës. salaamaaleykum tey ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ñu ñëw tey ci inauguration wu Dieynaba Thiam di sama mag sama xarit sama doom ndey sama lépp sama conseillère sama fournisseur en même temps di ko souhaiter lépp loo xamante ne moom ko bëgg ci boutique bi yàlla na ko yàlla may fu muy lu mu bëgg ci àddinam aussi te mu nekk ci xolam yàlla na sotti incha allah di ko souhaiter tout le bonheur ak tout le meilleur ci lii initiative bi mu jël ndax su ko neexoon mu def comme les autres filles dem di taxawaal et cetera mais elle a pensé à entreprendre te entrepreneuriat moom képp ku koy def te muy jigéen rek di nga ko war a jàppale ko pour mu pousse ba après mu dem ba mu nekk ay institut yu dul jeex incha allah. ban appréciation nga am déjà ci marchandise. ah ce sont des marchandises de qualité ah xanaa gisoo yi ay xeetu baax yi. lépp loo xam te ne sax man dama koy sol moom ma koy jaay sama xarit la donc duñ ko war a jàppale vu que day jaay ay produits de qualité ay yére même chose dara du xotteeku doo toog fenn affaire bi dagg voilà on l'aide juste lii pour loolu. mais tamit di leen wax tam am na fii tamit du boutique pour jigéen kese am na yu góor yu baax yaa ngi nii chemise yaa ngi nii xam nga fenn am na ay montre am na parfum yaa ngi fii tamit pour góor yi quoi soo na mënee jaar incha allah dañuy demaat seeti benn copine Dieynaba mooy nii c'est comment le nom. Gamou waaw ñu lay wax nag noo gisee inauguration ak boutique bi. ça va maa ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax a baax di kontaan ci Dieynaba parce que sama rakk la sama kër la doon ñëw di àndal sama rakk mais mën na nekk sama xarit ba jël ma magale ma boppam moo tax dama kontaan trop il fallait que tey ma ñëw teew ci bisam bi vraiment di ko encourager di ko ñaanal li mu ci bëgg yàlla defal ko yàlla defal ko ci ay xéwal mu am si lu suut njoppam vraiment kontaan naa ci trop ndax moom xale bu baax bu yaru la vraiment li jomm ko sérieusement parler lii moom jomm ko moom yàlla baax na ni ñu koy ñaanal bu baax a baax. ah kontaan naa en fait xaw ma sax lu ma war a wax waaw ñu ngi ñëw si inauguration boutique Dieynaba muy nit ku baax ku ma bëgg ku ma fonk nitu nit ñi la en tout cas nit ku bëgg nit yi ñama sonn ci nit yi ñu koy ñaanal yàlla ci boutique am bi nekk ay boutique yu bëri incha allah ñu koy dégg fu sori parce que bu dee yàlla xol rek lay fay dina ko fay xolam macha allah
yàlla na dem fu sori Ramasta ñu koy dégg fu nekk incha allah nag nit ku baax la merci. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk seen tur ak seen sant tey ñu ngi si inauguration bu Dieynaba Thiam macha allah xale bu baax man nag tàntam laa waaw tàntam bu ndaw nag mais macha allah maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci àddina yàlla baaxee ko ko xam nga li mu entreprendre nii mu jëm kanam mu law ba faw incha allah te lépp nice boutique bi macha allah mi ngi rafet te ñu ngi ñaan yàlla mu jëm ci kanam lépp lu jigéen di soxla nga xam ne di nga ko mën a am fii nii te incha allah fa leen jëm. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Bah tout des ay hauts yu rafet ay pantalons ay leggings ay cheveux yu rafet macha allah ay dàll yu chon tamit lépp loo xalaat moom mi ngi ci boutique bi. moins cher oui macha allah. qualité en plus. waaw na ñëpp ñëw jënd parce que fii moom ku fi ñëw dañ fi gis sa bopp. rafet na lépp nice na bu fi ñëwee moom forcément di nga fi gis lu la neex voilà. Dieynaba la góoru Dieynaba yaa ngi nii ñu leen doon wax na ngeen sàddu ay kàddu xam nga noonu gisee boutique bi ak noonu gisee marchandise. ah non bon tout d'abord moom Dieynaba suñu waay la quoi depuis Xaadimu Rasuul ba léegi nii te musul changé borom baax dëggantaan la à chaque fois boo ko gisee reetaan bi moo ngi njëkk a gis si moom loolu mooy wane ne ku baax la quoi. bon ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko si boutique bi defal ko jàmm waaw boutique bi dox sànq ñaanal naa ko nee naa ko dama bëgg chaque région rek ñu am fa 10 boutiques te incha allah yàlla dina ko def parce que mérité na ko yàlla na jëm si kaw si kanam incha allah si barke yeneen yi. Est-ce que am nga appel booy lancer gars yi pour ñu ñëw jënd? waaw gars yi moom surtout mbokk jigéen yi mi affaire yooyu yëpp moom faw ñu ñëw jàpp si boutique bi xam nga pour affaire bi gën a mën dox quoi. yàlla baax na ñun ñii sax xam naa dinañ fi doxantu ànd si ak soxna yi waaw ñu xool affaire yi yàlla baax na. ah bon ok xaw ma ko woon donc bon non kon kay tey lañ koy tàmbali sax avant ñi dem dinañ xool lu ñu yóbbaale incha allah waaw gën a jàpp si combat bi rek waaw. waaw mais plaisir déjà lañ fi ñëwee ndax Dieynaba suñu jigéen la ñuy profité ci occasion bi di ko féliciter ci boutique bi di ko ñaanal mu jëkk ko te mu ubbi ko nag yeneen incha allah te di profité aussi di lancer appel à tous nos amis xam nga ñu ñëw ci boutique bi jënd si ndax xam naa ni gis nañ fi ay affaires yu nice yoo xamante ne gars yi dinañ ko yittewoo. waaw bon salaamaaleykum waaw wax dëgg yàlla Dieynaba nit ku baax la yàlla def na ni ñu doon ànd depuis BFM ba terminal ñoo ko defandoo ensemble elle n'a jamais changé musul changé si attitude am wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla li mu tijji nii yàlla def si ndam bu rëy ndam bu yaatu bu kawe njottam wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku am yitte la daal wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal mu am ay boutique bëree bëri ñëpp xaj si incha allah dinañ xool ni ñu mën a jënd ko yóbbaale ko soxna si tamit incha allah jërë ngeen jëf waay merci beaucoup jërëjëf yokkute ba yëg ko rek nañ koy ñaanal incha allah merci. waaw salaamaaleykum comme ni ko gars yi waxee rek Dieynaba moom waaw sunu Dieynaba la moom depuis temps collège ba léegi ñu ngi nekk ñëpp lu baax nañ ko xamee te. waaw bu ko yàlla fayee xolam nag dina am lu ëpp ay boutique yaa lu ëpp boutique dina ko am parce que moom nit ku baax la nit ku waaw ku respecté nit ñi ku yëg nit ñi moo tax tamit rassemblement bi wane na ko wane na que moom nit ku bëgg nit yi la waaw di sant yàlla di ko ñaanal yàlla def. waaw ñoo ngi nii tamit doon jógee si sœur yeeg xarit jeg ñoom ñëpp dañu ñëw léegi si maire yi xam nga ñi ñooy yaayu Dieynaba kii mooy sœuru yaayu Dieynaba waaw ñu koy wax ay saw waaw moom ñoom nag bokk na si ñu yar Dieynaba léegi nag ñu koy jox kàddu bi di ko laajte noo gisee boutique bi inauguration boutique bi ak looy yedd Dieynaba. waaw maa ngi koy yedd bu baax na si góorgóorlu parce que ki tax boutique bi am fi moom laay njëkk a sant ba pare muy Mayram Thiam Mayram bañal ko dara jox na ko lépp ku yëkkati boutique bu day ni jox la def ko sa loxo xamal ni jox na la responsabilité bu mag dama bëgg mu góorgóorlu dimbali ko jàpp si fukki loxo juróom yàlla def si barke boutique bi dem ba am ay millions ba dem bi ay milliards mu jàppale magam maa ngi koy sant moom it xale bu baax la
gis ngeen ñi fi ñëw ñëpp dafa yaatu dafa baax dafa ubbeeku waaw loolu moom xam naa ko si moom wante magam bi mayram bi ko jox dimbali ko si lii moom yàlla na yàlla def barke si moom def si ñoom ñëpp barke yàlla ubbi leen jëmal leen si kanam yaa barke àlla na laa man nag moom sama wolof sorewul maa ngi ñaan yàlla di gërëm yaayam nen ne laa njëkk gërëm Aïssa Sow laa njëkk gërëm teg ci nen ne mi nekk suñu rakk bu ma fi ñëwee ba tey mag lañ ma jàppee nëbbuñu ma dara dañu leen di ñaanal nag gudd fan ak wér du ñu sumbali yal na ko yàlla eggaleeg jàmm ak salaam Dieynaba Thiam na xale bu yaru la xale bu respecté ndeyam yi ku baax amul benn nëbb fenn daf ñuy waxan lu mu bëgg daal daf ñuy waxanteeg ñun ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may jëkkër ak jàmm ak salaam yàlla ubbil ko buntu wërsëg ubbil mu boolam jullit waaw kay di Thiam. waaw suñu paree si ñi nag dañuy dem nag léegi ci ku moom turu boutique bi ñu koy woowee Ramastaay muy sunu yaay turandoo boutique bi moo ngi nii sunu yaay ñun ñëpp moo ñu yar xama moo ngi nii ñu jox ko parole mu def si kàddoom. waa Aliou jërë ngeen jëf waaye ngeen jëf waa Dieynaba nag maa ngi wallaay sama olof bi nag setul bu baax mais quand même dinaa si jéem tuuti waaw maa ngi leen ñaanal xale yi nag ñu ubbi boutique bi yàlla ci yàlla def barke waaw maa ngi sant ñoom ñëpp nag moom Mariam moom Dieynaba vraiment maay seen yaay xam na ne maay seen yaay li ma leen wax loolu la ñuy jàpp lu ma bëgg daal loolu la ñu bëgg maa ngi ñaan yàlla nag yàlla ci yàlla def barka ci bitig bi voilà ay pour wen barka feex wen barka wallahi feex wen barka ya mam kama nje donc bu ni nga man fa yala bu yel mama voilà mi wax pour mam barka una lokrara una ningi barka voilà mais no gisee idée bu mu am tuddee la boutique bi Allah massa voilà Ramatulaay man maay Ramatulaay boutique bi ni mu ko ubbee tamit vraiment kontaan naa ci bu baax vraiment kontaan naa ci bu baax waaw maa ngi ñaan yàlla nag waaw ba tey nag ñoo ngi si mbokk yi léegi nag dañuy jox nag benn magam kaddu bi ñu wax nag nu mu gisee inauguration boutique bi ak yan parole lay yeddee Dieynaba xam nga. D'accord donc vraiment man tamit mënu ma wax mais c'est juste pour nu ma ko gisee nii ça s'est bien passé et c'est réussi donc dama koy ñaanal rek lu mu séentu ci yëf yi yàlla na weesu njottam xam nga mu séentu ci lu kawe njottam mën na doon une réussite mu am ci fulla nag am ci fayda parce que liggéey yombul pour un début dama koy conseiller rek en tant que sœur comme je suis leur grande sœur vraiment ñu topp ci ni ñu koy waxee mu am ci fulla am ci fayda def ci le nécessaire xam nga ñafe ci parce que liggéey bu nekk boo ko joxee àkkam rek nga am ci li nga bëgg tu vois donc bu fekkee rek si tànk yooyu lay dox vraiment ñu ngi xaar mu gën a weesu fii mu gën a weesu donc man mënewu ma wax sama baax donc c'était juste pour la féliciter et ñu koy waxee l'encourager te xam ne ci kanam daal ci kaw ci kanam loolu daal la koy ñaanal doon une réussite totale mu séntu ci lu mu ci séntu yëpp yàlla na weesu njottam daal vraiment mu toog ba téye ci njabootam ak sutura bu bëri loolu rek laa koy ñaanal franchement. Mais comment appréciez-vous cette initiative, le fait qu'elle n'ait pas voulu s'arrêter à faire du porte-à-porte, elle a pris l'engagement, le risque d'ouvrir une boutique, on sait les charges qui sont liées à ça. Comment appréciez-vous cette initiative? Ah ouais, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que tout début est difficile, comme on le dit, tout début est difficile. Donc vraiment, s'il suit ce pas-là et s'il suit ces trucs-là, je crois qu'elle ira loin. Donc nous, on est dans cette lancée, vraiment, on n'a pas eu la chance d'ouvrir des boutiques et tout ça là, mais je la souhaite une réussite totale et une réussite dans tous ses projets et ses entreprises. Donc en tant que sœur, c'est tout ce que je lui souhaite et d'être digne de, comment dirais-je, d'avoir, comment dirais-je, le courage, la dignité et le courage et l'ouverture, tu vois. Donc clientèle, c'est pas facile, mais il faut savoir ménager. Et ça marque c'est Dieu, franchement, je la conseille de suivre, mais pas parce que moi aussi, franchement, je n'ai pas une boutique, mais
il faut que daal liggéey loo gis rek nga def ci sa fulla ak sa fayda am sa kéemtalaay kattan nga ñafe si nga taxaw ci nga am ci fulla ak fayda parce que loolu rek moo lay jëmale kanam xam nga ne pas suivre les conseils des wala kii daal xam nga man daal franchement je peux pas parler mais je la souhaite dugg naa j'ai vu la qualité te ñun sax ñooy les premiers clients ñun ñooy les premières clientes franchement ah je trouve que c'est une très bonne initiative daal dama koy ñaanal daal yëf yi daal jëm ca kaw ca kanam une réussite totale franchement loolu rek laa bëgg ci moom tu vois ok merci. waaw ba tey rek ñoo ngi si inauguration affaire yi jeexagul ñun moom ñoo ngi ci ba fajar xam naa dañuy dem rek di xoolaat ci gars yi ñëw invité yi et tout xam nga kii nag mooy Henriette moom nag tey dañuy ñëw tey di leen ne noo gisee inauguration bi ak yan conseil ngay jox Dieynaba Thiam ndax noo gisee boutique bi quoi. ah xanaa di ko ñaanal rek ndax Dieynaba xale bu baax la suñu rakk ju baax la dox ndànk wax ndànk tey am yitte ci nitam te ba pare daf ñuy jox respect waa di ko ñaanal nag bitig bi mu nekk bitig boo xamante ne bitig bu bari la ci Sénégal fu nekk mu ubbi fa bitig parce que vraiment Dieynaba xale bu baax na kontaan nañ si moom lekk yi doy na macha allah sañsa yi rafet na ñi ngi koy ñaanal lépp am barke daal ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaam. ñu dem si kañ yaayu Thiaba kii mooy yaay Thiaba yaay Thiaba. waaw bis bi dama cee kontaan rek ndax Dieynaba dafa nekk si koñ bi doon xale bu baax nag yëg ñu rek moo tax nag ñu ñëw toog fii di ko ñaanal yàlla bisam bi yàlla na doon bis bu gën ci moom mu toog nag bitigam bi bu muy tijji ay bitig ba fi wàccee ay conteneur ñu ne bii Dieynaba ko moom waaw yàlla na doon daal lu gën ci moom kontaan nañ trop vraiment lekk yi neex na bëri na jàmm ji bëri na nit ñee ngi xappi nees ah was bi neex. waaw ñu demaat kii moom dañ koy censuré boo xam daa bëri ñu demaat rek lu mel ne tata laaj. waaw man maa ngi ñaanal Dieynaba wér ak gudd fan xale bu yaru la su ma rombee fu ma seen taay sata la may wax moo ngi koy ñaanal li mu séentu daal si bitigam bi yàlla na doon njiglaayam daal li mu ci séentu yàlla na ko yàlla defal. waaw dañuy delluwaat Chine nag ah Chine noo gisee Chine yow neex bagage yi rafet na de yaa leen def lii yëpp def yëfu mag ñëw si inauguration bi noo gisee boutique bi ak looy wax Dieynaba. bon voilà Dieynaba xalaat di ko ñaanal c'est une petite sœur macha allah xale bu am jom nag xale bu respecté nit xale bu bëgg boppam aussi et aussi elle est ambitieuse loolu moom a gën a neex ci moom macha allah bon di ko ñaanal aussi bitigam bi mu samp yàlla na ko ci yàlla defal xéewal wërsëg bu bari topp ci clients yi tamit di gën a bari macha allah di wax nag clientèle yi aussi nañu ñëw nag te bàyyi leb bi nag nañu ñëw te bàyyi leb bi ndax Sénégal moom dafa xaw a dëgër trop xaw a doy waar mais macha allah métti lool tamit jigéen ñi ñu ngi daw par-ci par-là juste pour gagner quelque chose pour am dara pour bañ kenn ku leen sonal di faire les avions di daw ak a ñëw macha allah donc nañ leen jàppale te rek yàlla tax voilà quoi. Tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp je pense que inauguration bi ça a très bien passé ça s'est très bien passé lépp jaar na ci yoon et c'est une très bonne idée boutique bi macha allah am na ay bagages yu rafet yu am qualité voilà maa ngi koy féliciter di ko ñaanal yokk quoi. asalaamaaleykum gars yi tey dañu ñëwaat ci boutique bi nii fii nii Rama Style di présenter loo xam ne tamit tey ñi ngi tege ne chaque jour ne Dieynaba day jaay yu jigéen rek or ko am na sax affaire yoo xam ne fii affaire yu rafet yoo xam ne affaire yu góor la gis ngeen lii nii Giovanni Fratelli nii ngay gis nii chemise bii nii yàlla bañ na ko ba asamaan si dafa bële ñu indil ko lii lu bële lii nii tey jii nii valable na pour góor yëpp nag instant yi nii dañ bëgg ngeen teew yéen ñëpp daw si ñëw balaa muy jeex parce que stock bi ñi ngi commandé instant yi nii balaa muy jeex na dañ bëgg ngeen daw si gaaw ñëw. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant man la Dieynaba Thiam maay borom Rama Style maay borom boutique bi di ko doon inauguré tey vraiment maa ngi remercier ñëpp
cant ak gërëm am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu jeexee wax dëgg fa neex yàlla parce que xewle say mbokk say xarit say am di jàmm say dëkkandoo ñëpp ñëw taxaw la yombut xale bu ndaw laa maa ngi door ma déplacé loo ay mag génération yëpp a fi daje woon tey vraiment kontaan naa ba fu kontaante yam maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen delloo njukkal vraiment man j'ai même pas les mots wala j'ai même pas les mots boutique bi nag mu ngi nii tey la juddu Rama Style nekk fii Derklé en face mairie Dieuppeul Derklé bi ay sañse yi baax mu ngi fii vraiment waa Sénégal seen yëf la man Dieynaba jël naa ko delloo leen ko pour ngeen def ko seen yëf waa ku ci bëgg sañse yu baax yi am classe yoo xam ne doo dox Dakar ba gis ko fenn amul feneen fu dul fii Rama Style rek ngay ñëw ay sac cheveux dàll accessoires lépp montre chemise ay super 100 costume lépp mi ngi fii lépp lu ngeen soxla rek pour seen ay sorties ay yëpp mi ngi fii ay make-up yu baax aussi mi ngi fii marque yu baax nag lépp mi ngi fii yi nga xamante ne lépp Turquie la jugee Paris Italie fa la bagage yu jugee original nag qualité 100%. ok maa ngi leen di remercier ñëpp vraiment man tey dama kontaan xaw ma sax lu may wax vraiment maa ngi remercier ñëpp di bàyyi naa leen ak yàlla nag yàlla mi am fay na ma leen yàlla fayal bu baax a baax kontaan naa trop te di remercier aussi waa Dakar Média maa ngi leen remercier bu baax a baax vraiment taxaw nañ ma depuis suba ba léegi ñu ngi fii lu ne ñi def ko pour rek bés bi na rafet na ala daw mi vraiment maa ngi leen remercier Dakar Média ci kaw ci kanam merci. lan moo la inspiré ba nga ubbi boutique bu mel nii. man dama yàgg bëgg affaire mode yàgg bëgg ay solo ak yooyu noonu moo taxit ma ne pourquoi pas duma ci dugg investir si xam nga parce que xam naa ne sama domaine la te sama kii la sama passion la dama ko yàgg bëgg vraiment dama yàgg bëgg affaire de solo ak yooyu noonu moom moo taxit ma ne comme que maa ngi toog et tout yor naa tuuti kii ma ne naa investir ci habillement ci lépp loo xamante ne daal dafa am kii liaison ak mode moo taxit. boutique bi maa ngi ko tuddee Rama Style nag du kenn ku dul sama yaay moo tudd Rama ma delloo ko njukkal bi parce que dama juddu fekk mu nekk une dame de fer une battante jigéen ju mun góor koo xamante ne day def ay kilomètres lépp pour lan pour bëggal ñu pour rek teral ay doomam pour bañ rek ay doomam génn ci mbedd bi di ñaan. man ma judd fekk ko ci loolu mu nekk sama référence ma delloo ko lépp ndukkal parce que koo xamante daf ko mérito sama yaay day dem fii ba Mali ba Burkina lépp ci ay car lay dugg nekk ci commerce bi ça fait 13 ans léegi mi ngi def commerce vraiment ma gis ko ni comme que moom jàmbaar la ak yooyu noonu ma ne pourquoi pas tamit duma jéem a dugg ci loolu ba ma ci duggee aussi regretté wu ma ko mu jàppale mu baax saa yu ma jaaxle moom laay njëkk a gis sama yaay mi sama wet tout le temps mu ngi may ñaanal di ma conseiller mooy sama xarit mooy sama lépp ma ne balaa ma koy jël di ko tuddee kenn moom rek laa koy tuddee parce que lii dama ko yàgg bëgg ubbi benn affaire tuddee ko sama yaay loolu nag tur Rama Style bi Rama bi fa la jógee sama turu yaay la sama yaay laa tuddee boutique bi nag. waa kàddu yi may tëjee maa ngi remercier sama mag ju baax a baax ginnaaw yàlla lii yëpp moom la muy taaw bu njëkk a juddu njëkk a baax muy Mariam Thiam nekk ba Paris jàppale ma tey su ma demee bay dugg avion di dem di ñëw di indi ay marchandises ba ubbi boutique tey ginnaaw yàlla Mariam la ku ma jàppale ku ma yërëm ku ma dooleel ku ma taxawu ci côté yëpp lii lépp moom la may remercier waat sama magu bopp koo xamante ne man maa ko magoo sama bopp ñi koy woowee Aïssatou Bari Aïs koo xamante ne su ma amee lu ma naqari moom laay njëkk a gis su ma amee lu ma neex moom laay njëkk a gis taxaw na ma côté bu nekk taxaw na ma gauche taxaw ma droite taxaw na place u Mariam jooyu ma mag bu jigéen wax dëgg fa neex yàlla moo may conseiller moo may wax lu baax lu ne lu mu gis ne ma Dieynaba su may dem xew lépp lu ma munti def moom may maquiller moo may def tey lii yëpp ngeen gis maquillage bi lépp ginnaaw yàlla moom la ma koy remercier bu baax a baax Aïs di remercier aussi sama doomu ndey sama xarit Mairie Sène moom it dara ñaawul petit ba grand Mairie sama doomu ndey
yéen daal bàyyi naa leen ak yàlla jërëjëf di remercier aussi sama yaayu bopp Mame Medals moom sama yaay la loolu moom àdduna yëpp seede nañ ko di ko ñaanal gudd fan wër gi yaram yàlla bàyyi ko fi ba njaboot ki ñëpp di ko xëccoo di ko jox biye Màkka yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf. waaw ak sama góor Aliou Boy nga xamante ne ba inauguration bi taxawee ba tey toogu taxawul lekku naanul nelawul chaque jour mi ngi fi chaque jour mi ngi may woo nag sama góor sama xarit sama lépp maa ngi remercier ñëpp ñoom Karim ñoom Paco Géwél Mbaye ñoom Seka Amadou daan sama livreur bi sama marraine Nafi Loum borom Paris ñoom Mami Ndiaye sama ami d'enfance yi Maman Ndira Kaga sama rakk vraiment ñëpp Aïta surtout Aïta sama doom sama rakk bopp ku baax vraiment maa ngi remercier ñëpp mention spéciale man daal su ma limee damay jum te bëgg ma kenn mer ak Alima borom Lima Fashion jàpp na ci bés bi ak Kodou vraiment kontaan naa ñoom Ulay ñoom Henriette ñoom Batouli ñoom madame ñoom May Nene Kaaw ñëpp tout le monde Ulay ñëpp billaay kontaan naa merci